wër muy réew yi nga xam ne moo wër Sénégal ñi ngi ñaan yàlla yàlla def fa jàmm waaye Sénégal bokkul ak ñooñu de Sénégal bokkul ak ñooñu ndaxte lu àdduna tëradi ak lu mu yàgg-yàgg ñi ngi gis ne Sénégal loo ci mën a dégg ak lu coow am nañ ñoo xam ne ñi yàlla may na leen buñ jógee réew mi dal kon yàlla na yàlla yàgg leen fi te may leen wér niñ ko waxee nag ñun yàlla seede na ne ay nitu jàmm lañu coalition bii di Yewwi Askan Wi man bu fi nitu jàmm nekku noonu du ma fi toog te loolu dama ko mën a seede muy seen waxi biir muy seen waxi biti li fi nekk ci réew mi nag nga xam ne ñun lono la du suñu mérite defuñu ko mag ñi ñoo ko liggéey ba mu egsi fii nekk ci seen loxo ci wàll wi nekk suñu loxo ci wàll wi loolu ñun li wolof yi wax am nañu xel tuuti dañuy yaakaar na dañuy yeew rek ñu nasaxaay ko taal réew mi et cetera mënuñu ko sax surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk opposition li leen wax sànq ñun amuñu armée amuñu gendarmerie amuñu police ASP sax amuñu ko loxo neen lañ yore kooku nu mën a def violence mënul am, c'est pas possible. C'est impossible que violence jógee ci opposition Déthié mi ngi ko doon leeral sànq parce que y a la transmission des images li mu wax sànq léegi-léegi bu ñu ñëwee rek nga gis ñoom ñu xataraayu ak gendarmerie wala police et cetera ñu ne ñoom ñooy def violence mais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk pouvoir ni mu ko waxee ñoom bu ñuy doxantu mu ñuy def leneen mais kenn du leen attaqué kon mënul am image de violence mais ñun bu ñu génnee suñu buntu kër sax ñu attaqué ñu ne nitu fitna lañu yàlla xam ne duñ nitu fitna jàmm rek lañ bëgg ci réew mi mais jàmm ñaaru koy séq jàmm ñaar ñoo koy séq bu fekkee ne moom comme li mu wax Macky Sall moo yore kaaraange bi lu ko neex mu def ñun amuñ sañ-sañ dara te luñ jóg mu daal suñ kaw li ñuy wax ñu résistance lañ mën a def ak suñ loxoy neen moom mi nga xam ne nag moo yore cëggal guyam te moom moo yore li indi jàmm ci réew mi wax nañ ko sànq mooy doxal élection mu jaar ci yoon wax justice na doxal yoon mais bu ko defee après chacun prend ses responsabilités ma ne sëriñ bi yéen ñii wax dëgg yàlla xam nga xel mënul daj ñu ne sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér woote na jàmm ci réew mi ngeen taxawal fi ay tànkam ñu ne ñun dañuy gàntal xam nga loolu mënul am mënoo ci réew mii ñu ne sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla yàlla yàggal ko fi may ko wér ñu bokk ci njabootam mu yëkkati kaddu ne doxal leen jàmm ñu gàntal mënul am mënuñ koo def sëriñ Cheikh May Niass mënuñ koo def sëriñ Madani Tall mënuñ koo def sëriñ Bekaay mënuñ koo def fi kenn ci ndite diine yi moo xam Ceneba la moo xam Laayeen la parce que dañoo xam ñoom lu ñu doon ak xam li ñu tekki ci réew mi ak li ñu mën ci réew mi kon nag ñun wóolu nañ leen te ànd boo gis nag wóolu moo koy yàggal waane Macky Sall ci boppam ñun wóoluwuñu ko may leen ngeen may ñu loolu ñun wóoluwuñu Macky bay signé ay charte ak moom parce que lépp loo mos a signé ak moom xëtt na ko bu toogee fii def déclaration wër àdduna yépp ne sama mandat bi juróom-ñaari at la woon mais léegi dinaa ko def juróomi at yeewu dem li nga xam ne mooy charte réew mi muy constitution bi mu xëtt ko charte bi gën a rëy ci réew mi moom Macky Sall ba pare taxawaat jàkkaarloog nit ñi na damay def juróom-ñaari at ñuy wax xelam sax di làmb troisième mandat
te constitution bi leeroon nañ ne kenn mënu fi am lu ëpp 2 mandats ba tey jii ñu koy gam-gamloo seen biir kooku mën nga koo wóolu. mu woote dialogue politique charte la pacte la 2016 opposition yépp dem wuyu ko mu dem ba ci biir mu nasaxaay teg ko fële xotti charte ba teg ñu ñëw 2019 mu woote waat dialogue national ñun ñëpp ku nekk la nga jàppoon nga dem bàyyi ko dem taxawu ko maa ngi koy waxtaan madame Sophie mii ma ne ko dialogue national boobu bu continuer woon li muy indi réew mi kenn xamul nu mu toll parce que ña fa nekkoon engagé des généraux des experts des premiers ministres des ministres d'État tous des directeurs généraux ñëpp ñëw jàpp ci pour réew mu jëm kanam foofu lañ mën a yem fu mujjee ngelaw mu toog ba mu neex rek kenn xamul pour quelle raison bu fekkoon ne sax daf koy béy justifié wu mais il dit rien à personne il laisse tomber ñi ñëw ci Covid bi àdduna yëpp jaaxle mu woote ses opposants les plus irréductibles muy ñoom Ousmane Sonko ak ñeneen dem wuy ji ko dem palais àdduna yëpp di ci teg seen bët mu ne danaa def comité de gestion de stratégie boo xam ne bii opposition ñëpp ciy bokk ñu xool nan la ñuy gérer Covid bi fu mujjee na saxaay mu ne ko ma comité de suivi lay def et cetera gis ngeen man mujj na ma ca mujj sax démissionné waaw kooku nga xam ne lépp loo teg waxuma nag léegi violence yi nga xam ne ñu ngi koy def ñi nga xam ne ñoom bokk ci ñun barki dem ak ci mujj gàcce la gàcce ku toll ne Ousmane Sonko nga xam ne dem élection présidentielle nekk 3e actuellement ñu ne mooy chef de l'opposition nit ñi yaakaar ne ëllëg mën na nekk président de la République ku toll ne Malick Gakou ku toll ne Déthié Fall la ñu représenté nga bund xatal gendarme ak police ñu tànc leen di leen violenté àdduna yëpp di ci teg seen bët les réseaux sociaux pourquoi kay loolu c'est quelque chose de normal qu'on peut accepter est-ce qu'on peut faire confiance à cet homme non c'est pas possible maintenant li ñu wax sëriñ bi wax ko ñi ñëpp ñun jàmm lañ bëgg jàmm ku ñu ci woo fekk ñu ci bu fekkee ne mën naa def processus électoral mu aw ci yoon d'accord les autres violences mi ngi fii bërki démb yàggul ci liste électorale yi rek li ñu fi def ñu dem porter plainte au niveau des cours d'appel justice jox ñu dëgg moom mu yore administration waay su bëggoon jàmm sëñ bi xanaa kay dana leen léegi li justice doxal muy sama justice réew nangu naa ko mais dafa dem yebal ministère de l'intérieur am ne ko waxal préfet yi ak sous-préfet yi buñ nangu li nga xam ne yoon Sénégal moo ko tëral kooku bëgg na jàmm il faut ñu wax ko mu dégg ko nag ndax ñun loolu gis ne fan ngeen mos a gisee ñu yeewu ne opposition attaqué na nit amul te du am ñu lay garanti du am ba dinay tukki doo dégg kenn ku bokk ci ñun ñu ne dem na di def acte de violence c'est pas possible wax naa leen ko sànq ma ne ko j'ai vu une démocratie États-Unis d'Amérique dañu fa dem Seattle ñu def conférence société civile du ñaan autorisation manifester mais lu ñu mujj wax les officiels faites attention dem leen seen yoon ni ñu leen di protéger la ñuy protéger les manifestants c'est ça une démocratie loolu lañu bëgg ci Sénégal pouvoir dafa war di protéger l'opposition parce que ñun amuñ doole juñ xeexee pouvoir dafa war nekk des fois porte-parole de l'opposition parce que am na fu mu jote ñun jotewuñ fa loolu moo indi jàmm ci réew mais bu fekkee ne bu Déthié Fall génnee taxaw ne damay doxantu wala Barthélémy Diaz wala Cheikh Tidiane yu nga ne ko doog fi amee mais lu mu néew deew doole foo jaar mu jaay la bakkanam parce que réew mi nag kenn moomu ko loolu rekk fi nekk leneen nekku fi ñu leen di garantir n'est-ce pas
nga waxal ñu ko kilifa diine yi suñuy kilifa lañu na seen xel dal que te ñun coalition Yewwi Askan Wi ku yeewi nit kay doo ni musiba doo ni saytaane n'est-ce pas na seen xel dal la ñu waxoon nag ñoom muy suñu sëriñ bu baax ba sëriñ Mountakha wax ko suñu sëriñ bu baax ba sëriñ Babacar Sy yàlla na yàlla yàggal leen fi may leen wér ci jàmm Sénégal ci loolu lañ nekk mais nag Macky Sall ko mën a tooñ la da ngeen ko wax mu bay tooñ bu bayee tooñ rek jàmm moom ci réew mi donc ci résumé ci wolof sëñ bi loolu laa ci bëggoon wax léegi ma sànni ci tuuti ci kàddu français waane comme dégguñu tubaab dañ koy làkk li nga dégg mooy li nga nàmp loolu tim ci li yeew réew mi la bokk